man maa ngi tudd monsieur Demba Anne di directeur fii ci cours privé réseau éducatif de la réussite ñu naan ko RER mu bokk ci commune de Golfe Sud département de Guédiawaye nekk fii ci cité Fadia donc di nekk en même temps un professeur de français donc di jàngale ci école privée yi voilà. waaw daanaka ñun bi affaire bi commencé daa gouvernement bi ñu ngi wax askan bi que ni le 16 la commencé. mais bu ñu xoolee en réalité commencé wul le 16 mu ngi commencé ci ñun le 13 ndax le 13 moo tombé woon nag benn bésu àjjuma le 14 ak le 15 di ci week-end bi le 16 nag ci guddi ci le président génn anticiper ci fête yi waroon ñëw donc bi mu ko anticiper déjà ci la inquiétude yi commencé jaaxle bi commencé mais aussi ci jaaxle boobu noonu yaakaaroon nañ ni bi mu ko njëkkee wax ba ne dañuy rejoindre les classes le 6. dañu jàppoon ni le 6 boobu sax même bu fekkee jaaxle dina ci am dinañ ko mën a sooxaale ak moom mais entre temps balaa ñuy ak ci le 6 boobu noonu daf ko yokkaat yóbbu ko ba ay le 4 mai le 4 mai mu mettiwaat lool tey encore ñu nekkaat encore wala demaat ci projection le 2 juin mu doon encore lu gën a grawati ci école ci ñun école privée yi daanaka ñu ngi ciy dund nag lu metti loo xam ne tey jii bu ma la doon listel mbir mi dina xaw a doy la mais dama ci junj ay points rek déjà que ñun école privée lañ waaye service public la ñuy def man mi nga xam ne dama jiite école fii dama njaboote askan boo xam ne ay personnel la boo xam ne ñoom ñëpp ay père de famille lañ ay mère de famille da ngay xool nag ci 3 mois sans rentrée financière bi nga xam ne ñun parents d'élèves yi war di fay ñuy fay suñu personnel fay suñu charge locative fay suñu courant fay suñu ndox loolu yëpp daal boobu ba léegi ñu seetaan ñu si ba léegi ñu siy jëm ci 3 mois moo tax daal vraiment ñuy wut ñoo xam ne dinañu yóbbu suñu baat ci kaw ba suñu ministre de tutelle mënuñoo dégg moo tax vraiment ñu koy artuwaat di ko ñaan balaa ñuy wax ci projection le 2 juin pour xale yi ñëw nañu xool nan la ñuy jàppale école privée yi nga xam ne ñu ngi ci biir zone yi. donc bi ñu ko démarré bu fekkoon le 6 avril boobu retour day am du doon problème. parce que on sait que parent bu xamee ne day ñëw le 6 dina xam ne fête bi rek la ñu anticiper woon parce que boobu dañoo anticiper fête yi war a dugg ci composition ci bulletin de composition yaa ngi ne la loolu nit ci compo la ñu waroon fekk bu fekkoon moment boobu ñibbi si ñëwaat nañ duñu am problème parce que dinañu fay normalement mais xam nga tey jii parents yi nga xam ne tey jii ñun dañu am benn population boo xam ne dañoo gaaw di làqatu ci ginnaaw état. tey jii nii dañu toog yenn moment yoo xam ne dañuy jël suñu fiche de renseignement yi woo parents yëpp envoyé ay messages pour ñu ñëw s'acquitter de leur devoir mooy maanaam ñu ñëw fay seeni scolarité ndax ak lu mënti xew ñun teguñu ko suñu bopp mbir moo xam ne daf ñu bett ñun ñëpp te booy engagé école privée aussi engagé woo ci weer boo jàng ak boo jàngul da nga engagé sur benn année scolaire boo xam ne da nga ko war a respecté mais nag ñun amuñu mentalité boobu amuñu philosophie boobu ñoom dañu daw làqatu ci ginnaaw état. ñu nit dañuy dem demander loolu état rek moo ñu mën a tey dimbali ba nga xam ne parent bi tey jii nii pour mu devoir bi mu war a def bu ko defulee état moo ko war a def parce que bu ko defu rek ñun dañuy soox déjà le parent mën naa ci jox ñaari exemple bi ma commencé dama jël les fiches de renseignement yoo xam ne du ma sori woo parents yi mais koo ci woo mooy la tey restaurant bi ma yoroon dañ ko tëj fi ma doon liggéeyee dañ ko tëj transport oto laa yoroon dama arrêté donc kooku noonu en tant que ñun ay kilifa mënuñu continuer di ko woo mais entre temps nag dañu gis ni état bi président wax ci wàllu boppam moom dina dimbali secteur privé bi donc ñoom bi ñu déglee discours président nag ci lañu gën a banque seen loxo parce que ñoom dañu jàpp ne léegi président moom dina dimbali école privée yi dina leen dimbali ci école privée yi loolu moo waral ñoom it ñu banque seen loxo. ba léegi jàppale boobu gisaguñ ci benn jàppale. te ma wax la Khadija li ci gën a doy waar. bi ñu commencé le 13 dañoo dund ay jafe-jafe ci biir jafe-jafe yooyu président woote ne benn force Covid 19 lay defar woo ndimbalu askan yi secteur privé bi pour ñu ñëw jàppale ko bien vrai que moment boobu ñun ñu ngi ci ay problème mais n'empêche dañu woote suñu benn collectif bi ñu naan CAPEP nekk fii ci Guédiawaye dirigé par un coordonnateur bi ñuy naan monsieur Ndour ma koy nuyu de passage moom moo ko jiite woo ñu ñun ñëpp nañu dañ def suñu participation pour ñëw dimbali askan bi
école bu ci nekk def une participation symbolique même moment boobu ñu ngi dund jafe-jafe de mais dañ ne balaa ñuy yuuxu ba pare ñun balaa ñuy wax lu ñu dal nañu def suñu responsabilité nañu dimbali ñun suñu askan ba pare ku ci nekk def une participation symbolique. école yi nga xam ne CAPEB moo ko jiite ñu ngi joxe une somme de 6,250,000 moom lañ jox état bi pour jàppale ko ci lim ñu woote woon bi ñu demee ba ci biir état bi ci boppam ne léegi moom di indi na benn fonds de résilience fonds buy permettre mën a dimbali secteur privé yi mais nag li ñu ci xaw a jaaxal mooy ministre yëpp ñu ngi ciy yëngu ministre yëpp ñu ngi ciy wax ci seen secteur ñu ngi ci dégg la dernière fois ministre chargé de la communication di wax ci wàllu presse bi ni ñu leen di dimbalee mais ñun secteur bi nga xam ne bokk nañ ci secteur non seulement bi gën a important mais secteur bu gën a impacté mooy ñun te ba léegi dégguñ ci dara suñu ministre de tutelle waxagu ci kenn waxagu ci fu mu toll nii li ma ci gën a jaaxal waxu projection le 2 ñi maanaam ñëw commencé jàngat la ñuy wax mais balaa ngay ñëw di jàngat doo ñëw ak ay problème doo ñëw ak ay difficulté te fu mu toll nii ba léegi ñuy wax ak yow nii dégguñ ci daal président waxu dara même ci dernier discours bi ñu mujj dégg vraiment dégguñ ci dara. problème mu ngi noonu encore beneen problème encore day ñëwaat parce que déjà parent bi ñun ay classe d'examen la ñuy wax mooy ñëw parent bi war a ñëw fekk si déjà enseignant bi nga xam ne moom ngay ñu ko convoqué ne ko mu dafa war a ñëw nekk dafa war a disponible à partir du 2 avant le 2 sax dafa war a ñëw déjà pour ñu lijjanti déjà nan la ñuy accueillir xale yi kooku noonu bu bàyyee këram war a fay location bàyyi këram war a fay facture bàyyi këram des problèmes yu dul jeex kooku ndax xelam dina nekk ci jàngal xale yi benn difficulté ba ngi noonu beneen difficulté bi mooy tey par élève bi war a ñëw nekk dans une arriéré de 2 à 3 mois ndax balaa muy dugg dafa war a fay wala état bi daf ko war a fayal balaa muy dugg xam nga problème mu ngi noonu jàmbarloo mën na am ci yenn école yi dina ci am école yu bëri yoo xam dina am benn tiraillement entre parent bi ak école bi parce que école bi aussi itam dafa am ay charge am yoo xam ne daf ko war a fay te ci loolu rek la bu gisul fond boobu ba le 2 ci loolu la mën a sukkandiku maanaam day wax parent bi il faut que mu fay li mu fi amee ba pare pour war a mën a pour mu war ko mën a servir mais nag comme nag dañu nekk ci dëkk boo xam ne tey jii nii ñun école yi wala ñun enseignants yi dañ ñoo yàgg boole population bi dañ ñoo yàgg accuser ci yu bëri ak population bi moo tax parfois dañuy def malgré ñun parce que tamit yoon daf ñoo wax ni li ñu war a def dañ ko war a def maanaam dañu war a servir xale bi ba pare balaa ñuy tal ay waxi comme ni ñuy wax médecin bi rek bu malade ñëwee da nga ko war a soigner d'abord balaa nga koy demander waaw donc mënuñoo kaas te defaguñu suñu devoir boobu noonu dañ koy def malgré ñun parce que dañu am autorité tamit bi nekk suñu kaw bu ñu defee leneen lu saafaanu lu mu waxul tey mën nañu indil ay gàllankoor yu gën a metti en tant que des chefs d'établissement. waaw xam nga tey jii moo tax ñuy teel a yuuxu bi loolu moo tax tey jii ñuy teel a artu état parce que mbir mi yëpp dafa bëri ay cacophonie yi fi am dafa bëri ay ku nekk di waxee fii ku nekk di waxee fële ku nekk di génnee ay genre xalaat bu ci nekk te gis nga boo yoree askan yor benn structure yu mel nii yu yëngu ci wàllu école balaa ngay jël décision yu mel nii yu mag yii da leen war a woo ñoom mën nañ la jox ay idées yoo xam ne boo ko defoon tey jii du ñu àgg fii gis nga balaa ñuy arrêter les cours bu ñu teeloon woo les enseignants parce que gis nga pandémie bi dugg na fi boobu ñu ngi ci biir année scolaire pandémie bi ñu koy yëg ñun ñu ngi ci biir année scolaire def nañ ci ay cours yoo xam ne tey xale yi def nañ ci ay cours yoo xam ne boobu pandémie baa ngi fii te taxul ñu ngi jàng mais boobu ñu ngi koy artu ñu ngi artu xale yi ñu ngi wax xale yi yan mesure d'hygiène la ñuy jël yan mesure barrière la ñuy jël mais bi état bi di jël décision yi yëguñu ko daf ñoo bett xam nga nag waaw reprendre le 2 bi moom wax fa dëgg yàlla ñun école privée yi dañ ko d'accord ñun moom d'accord nañ ko mais nag ci kaw ñu jël ci ay matuwaay yu mat sëkk matuwaay bi mooy fi ko xale bi fi muy déparé maanaam lieu kër bi muy jóge ba école ba war na nekk ci sécurité ñun école privée aussi il faut que ñu jël ay dispositifs mais dispositifs yi ñu war a jël aussi état bi moo war a ñëw jàppale ñu parce que boo ñu waxee tey ñu jënd ay masques pour xale yi xale bu ci nekk war na am au minimum 3 masques wala 4 ay gel ay hydroalcoolique yooyu yëpp ñu war ko mën a teg ci école bi ak toutes les mesures barrières yi ñu sant boobu état bi daf ñu war a accompagner financièrement ci loolu noonu mais nag
bu fekkee tey jii loolu da nga ko nar a bàyyi suñu charge bàyyi ñoo ko suñuy location kër yi bàyyi ñoo ko suñuy charge salaire yi su boobaa ñun nan la ñuy concentré woo ci carrément mesure barrière yooyu ci début ci reprendre cours yi ñuy wax le 2 juin bi. balaa ñuy ñëw sax ci waxu état suñu autorité locale yi ñooñu njëkk a beddi dañu nekk ci commune nekk ci département ñun déjà ñu ngi nekk ci commune de Golf Sud dirigé par le maire Aïda Sow Diawara ñu ngi nekk ci département dirigé par le maire Alioune Sall ñooñu rek waroon nañ ñu gëstu parce que tey jii ñu ngi joxe ay 10 000 masques au niveau de la population ndax ñun bokkuñu ci population bi ndax population bi ñoom bu seen doom yi fii lañ nekk xanaa balaa ngay peut-être ngay def loo xam ne da nga ciy jëmale politique nga la gëstul école yi nga xam ne ñu ngi ay service public la ñuy def si sa biir département di la jàppale ci mbir mi ci nekk. donc suñu autorité locale yi ñooñu njëkk a seetaan tous les articles yi ma jotoon bind envoyé naa leen ko mais en retour aw ma ci benn retour demain boo leen soxla bu ñu la soxlee ñoom dañ lay woo jot la wala da nga leen di nekkal ci lu baree mais tey jii ñoom ñoo njëkk a seetaan teg ci état bi encore gisaguñ benn réaction ba léegi.